télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi di ca gën a fës coowal trafic passeport diplomatique yéen ñu doon wax ci assemblée nationale ñaari député yéen ci doon tudd kenn ka di El Hadji Mamadou Sall mandat dépôt nañu ko tey ji mbirum association malfaiteur escroquerie blanchiment de capitaux ak faux usage de faux jëm ci document administratif mooy li ñu koy toppee mu dem fekki ca kaso ba ki nga xam ne moo di El Hadji Diadji Condé mi ñu doon tuumal ci loolu ba moom it tax ñu yoon tegoon ko loxo ci pàttali fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar ba léegi ma nga ca kaso ba. kërug liggéeyukaay gii di poste sagar di fa xeeñ jafe-jafe yi dafa kur tax am ab cadre bu dajale juróomi syndicat yu jug taxaw temm ci fexe nu ñu doxee ba jàmm am ca kër ga ak dal am fa bu ko defee lépp lu duy jafe-jafe bàyyi biccoog mbaaloo ñu lijjanti ko kër ga kon mën a teguwaat cëpp liggéey. Aéroport Blaise Diagne ak lañ fay jël ne matuwaay ñeel wàllu kaaraange ci jamono ji nga xamante ne ji wàllu terrorisme dafa lëmbe réew yu bëri ci déndub Afrique bi ñu doon natt nag tey bu loolee amoon maara day taali anano ci suñu réew di taxawe loolee kon moo waral tey ji force de l'ordre yi wane ay simulation yu ñu doon def ngir mën caa jàngate wàllu njàng meek njàngale mi établissement privé catholique yi maire ba futt jëmee ci état bu Sénégal li ñuy ñaawlu moo di ay jàngalekat yu newoon ci école publique ay jàngalekat yu newoon ci établissement privé catholique yi ñu recruter leen ci école publique yi ci seen gis-gis loolee du doxalin wu rafet sàkku ci état bi ñu amal ay waxtaan ngir mën a lijjanti coono bi mbokk yi lii moo fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxee lu ñu faram-fàcceel leen ko. El Hadji Mamadou Sall di député bi ñu doon tudd moo ko moom it Boubacar Biaye ci coowal trafic passeport diplomatique moom Mamadou Sall député ba woon mandat dépôt nañu ko tey ji ma nga ca kaso ba tuumay association malfaiteur blanchiment de capitaux faux et usage de faux jëme ci document yi muy tuumay ñu gàll ci ndoddam mu fekk ca kaso ba nag keneen ku ñu jotoon a tudd ci coow li di El Hadji Diadji Condé moom ci pàttali fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar ba léegi ma nga ñuy tëyee ca kaso ba leerali Coro Mbaar Mbisaan Ndiaye. Mamadou Sall di kenn ci ñaari député yi nga xam ni ñoom la ñuy tuumaal ci lépp lu jëm ci wàllu trafic u passeport diplomatique tey jii dina fanaani ca nungu siin foofulee juge bu ñaareeli cabinet moo ko fa yebal ñoom sax seen jàkkaarloo daanaka lu gàtt la député bii nga xamante ni ma nga bàyyeekoo ca Salémata daal di fekki ki ñu jàpp ne mooy complice am ci mbir mi di commerçant bile di El Hadji Condé mu wute lool sax ak collègue am bi di Boubacar Biaye ñoom ñi ñu tegagum yoxo li ñu leen di toppee bokk na ci association de malfaiteurs lu jëm ci wàllu escroquerie blanchiment lu jëm ci wàllu koppar faux ak usage de faux naka noonu faux ci ay documents administratifs waaye itamit faux ci wàllu écriture publique authentifiée. Boubacar Biaye moom bi ñu ko jotee ci téléphone wax na ni jotul sax benn convocation bu jóge ci ndawal buur donte moom mile mbalaanu kiraayam muri woon nañu ko juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi ñuy dindi ba su Mamadou Sall naam Biaye bés boobu itam mi ngi doon waxaat ni yëf yi laalewu ci benn yoon. Dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'immunité parlementaire puisque ça va accuser un retard. Je suis disposé à répondre aux policiers ou au juge qui aura en charge ce dossier. juróom benni fan ci weeru septembre atum 2021 ak léegi coowal passeport diplomatique lëmbe réew mi enquête bi ñu ubbi woon ko ci ndorteelu weeru septembre taxoon na ñu teg loxo kii di El Hadji Diadji Condé moom sax ñu jàpp ne moom mooy xolu bi les réseaux ñu daal di ko placer sous mandat de dépôt fukki fan ak ñett ci weeru septembre atum 2021 jamono jii ñu yebal ca kaso ba Mamadou Sall doon jamono boo xamante ne coowal passeport diplomatique mu ngi wéy di lëmbe ay agent sax yu état bi ñu daal di leen ci tudd mbir mi am ci diggante ministère des affaires étrangères ak présidence de la république ñi ñu ci jot a jàpp ay gendarme ak ay civil fi mu toll nii tembe ñoom ñi ngi ci loxoy yoon. Coro Mbaar Mbisaan Ndiaye kii di Landing Mbessane Seck
tey jii cekkeen lay fanaani moom kilifa ginnaaw bi ñu ko jàppee tegoon ko loxo ci coowal trafic visa ak yu ni mel ba tey woon ko ci kaso bi am na ab liberté provisoire kenn ci avocat yi ko doon sàkkul di maître Moussa Sarr di xamle ne dogal boobee yàgg nañ koo xaar te it si jàpp nañu ab clientam deful dara lu ñu ko mën a toppee ba di ko tëye ci kaso bi kilifa génn na ak liberté provisoire waaye ñoom danañu wéyal xeex bi ci wàllu yoon ngir kon ñu féexal ko ñu déglu ko moom maître Moussa Sarr ci kàddu yi mu dénk Maïmouna Ndiaye. bàyyi nekkandiku boobu nag du mbetteel ci ñun parce que dafa méngoog yoon parce que charte yi yoon digle yëpp pour am bàyyi nekkandiku kilifa motali na ko wax naa ko léegi ci nasaraan moo di ne ci liñ ko tuumal déglu nañ ko ci ba mu joxe ci xalaatam sa version des faits ñaar tekkaareelu askan bi ñu wax ne daf ko jalgati woon man mosuma gëm ne jalgati na tekkaareelu askan wi mais à supposer même que jalgati woon na tekkaareelu askan wi dellu na ca tekkaar boobu wax boobu kenn waxatu ko beneen mbir bi mooy il est règlement domicilié kilifa fi la dëkk bokk ci groupe de rab bu ñuy wax kër gi am njabootam fii ci Sénégal kon dawul dem fenn à partir de ce moment là charte yi yoon digle woon yëpp matale na ko pour am bàyyi negandi ko kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu defalee loolu am tey pour man waroon na intervenir depuis mais mieux vaut tard que jamais. nañ ko ne suñu liggéey ba muñ koy seetal kilifa ku ko xam ku ne xam na leen rek ko ñor mooy taxawu askanu Sénégal donc dana delluwaat ci loolu mu nekkoon mooy jóg taxaw temm pour défendre askanu Sénégal pour wéyal aussi son combat citoyen. kuréel gii di Union chrétienne des jeunes am nañu ab lël boo xamante ne ji kon tey jii lañu ko xëy lañ cay waxtaane mooy ñi caabi féete ginnaaw mu di ñi ci kaso yi xalaat bi ñu fi jibal mooy teg ay pexe wuti saafara ba ñi caabi féete ginnaaw te seenub lim bari lool ci kaso yi ñi seet nu ñu leen wàññee ndax nekkin wa doy na war Lamine Fall lañu ci yàndal ci leeral. nan lañu war a def ba nga xam ni nit ñi caabi du leen féete ginnaaw te it kaso yu du fees loolu moo waral ndaje bi ñu amaloon ci bésub tey jii te kuréel gi ñu duppee IMCA Sénégal di Union chrétienne des jeunes gens doon ko amal. dañu woo juge yi woo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci justice pour que ñu xalaat ci lu ñuy wooyee aménagement de peine maanaam au lieu que ñu lay yóbbu prison mais ñu xool ban liggéey nga war a def pour que nga bañ a dem prison. liggéey pour que loi bu nga xam ne am na fi depuis 20 ans. waaw ñu mun ko appliquer. pour mën a wàññi kaso yi nag IMCA Sénégal feggoog ceeg ministère de la justice moom mi ngi sàkku ci juge yi ñu dogal lu ñu naan aménagement des peines maanaam fexe ba nga xam ni nit ki yoon dina ko daan te caabi du ko féete ginnaaw. ay réglementation loi yoo xam ne législateur bi dafa ko génnee pour éviter que chaque fois nit ki bu ñu ko indee tribunal ñu koy tëj muy dem kaso. bu ñu toppee nit ki ñu war ko tëj prison juge bi daf koy proposer mu ne ko. est-ce que yow d'accord nga en lieu et place ci place su tëj bi ñu yóbbu la nga liggéeyal boo xam ne dina njëriñal société bi bu d'accordee nag ñu appliquer ko. bokk na sax ci taxawaayu IMCA Sénégal fexe ba ki nga xam ni caabi doo ko féete ginnaaw mu mën a bokkaat ci société bi. taxawaay parce que tey ku nekk xam na ne boo duggee boo amee jafe-jafe ak yoon boo demee bi ci kanam yoon mën na la dalaat te yoon bu la dalaatee day gën a métti pour bañ loolu muy li ñuy wax récidive dañuy taxawu ndaw bi gunge ko encadré ko de sorte que li ñu soxla ci moom mu mën ko def ngir que suba mu mën a doon ndaw bu ñëpp naw. ba nga xam ni seen tànku du tegu prison te itam di leen tàggat te di leen saytu loolu mooy taxawaayu IMCA Sénégal. Assemblée nationale tey jii woote nañ fa juróom-ñetti projet de loi yi laal ci bànqaas yu bari bokk na ci béy mën a may kon njiitu réew mi muy xaatim ay convention générale de coopération diggam ak royaume bu Belgique loolee bokk na ci ci mën a jàpp ki nga xamante ne ji moo di maître Aïssata Tall Sall di ministre affaires étrangères àdduna jëme ci ñu déglu kook Cheikh Diop. suñu diplomatie léegi dafa jël benn cadence économique benn rythme économique benn qualification économique te loolu président de la République Macky Sall moo ko bëggal réew mi te lu ñuy waxtaan lu ne ci bitim réew day naan fii lan mooy intérêt Sénégal ak lan la ci Sénégal di mën a am pour ñu farlu ci loolu taxaw ci loolu bàyyi rek di signer rek ay convention générale gis ngeen tey pétrole waxtaane nañ ko fii mbirum médicament maanaam paj mi nu ñuy def ba am ñun ay usines yoo xam ne dañuy ñëw fii di defar médicaments yi waxtaane nañ ko fii mbirum transport maritime ci marchandises yi waxtaane nañ ko fii ak yeneen loolu nag day wane ni président Macky Sall li ko soxal mooy diplomatie économique bi na dox yàlla baax na nag bi ko député yi
xamee noonu xalaate ko noonu ànd seeg ñun ba accord yëpp dañu ko nangu ratifié ko. kër gii di groupe La Poste ak jafe-jafe ya fa am na centrale bu dajale juróomi syndicat yoo xam ne dañoo sol seenu dàll ngir dox ci tànki jàmm ci noonu nag la ñu bëgg daal jàmm dellusee ca kër ga bi coobeeg mbaalo bi dakk ñu àndandoo liggéey ñu ànd ceeg Fat Bintou Konté. kenn umpalewul ni société nationale bi nga xam ne moom moo di La Poste dafa nekk ci ay jafe-jafe. remarqué ngeen nekk Poste coow li bëri na Poste li mu gën a nirool mooy société buy guerre que société buy jël en charge jafe-jafe askan wi ak nekk ni liggéeykat yi. mu di situation boo xam ne mi ngi am ci biir entreprise bi lee indi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy juróomi syndicat réunir autour d'un cadre di ñaawlu violence bi nga xam ne moom moo am ci boîte bi de. tension trésorerie bi bureau boo dugg amul xaalis dàq na suñuy client tiitloo na sénégalais yi malaanu sutura bi nga xam ne moo ordonne poste bi am na ñoo xam ne dañ ko wuññi ba sànni poste bi ci mbedd mi devant l'opinion publique nationale et internationale. violence bi nag du rek violence physique waaye violence morale la violence psychologique la ñu ngi mel ni ay noon jàpp naa ne que adversité nit ki même boo koy def da nga war a am minimum d'élégance et de courtoisie. situation boobu it indi ñi nga xam ne ñoom ñuy liggéeykat yi ñu bëggoon ñu taxawal li nga xam ne moom mooy ab kuréel du observatoire de veille et d'alerte pour nag ñu mën a waxtaan ci biir li nga xam ne moom mooy jafe-jafe entreprise bi de. ñu mettre en place un comité sur le dialogue social pour yenn problème yoo xam ne ñu ngi koy remarqué ñu koy waxtaanee ñu ne neen suñu biir mu bañ a génn ci mbedd mi. moom cadre unitaire syndical boobu sax di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñuy liggéeykat yi nekk ci poste ñu changé waat seen i doxalin xoolaat bu baax li nga xam ne moom moo di concurrence bi ba tax ni war nañoo mën a respecter li nga xam ne moom moo di seen bërëbu liggéeykaay ak seen liggéey. dañuy demander liggéeykat yi à un changement de paradigme un appel à la responsabilité parce que aussi nag ngay ŋàññ sa borom kër yomb na ngay ŋàññ nguur yi yomb na. waaye liggéeykat yi nañu xam ne ay liggéeykat lañ nañuy xëy waxtu di wàcc waxtu. fi mu toll nii ñaanuñu dara lu dul ñoom liggéeykat yooyu nguur gi àtte leen maanaam chef de l'État recevoir leen ñu mën a waxtaan ci situation poste. foofee nga daanele Fat Bintou Konté mu di poste ak jalgati goo xamante ne ji ña ngi ko fay dégmati du foofu rek ne it ca trésor ñoo ngi fay wax ak jalgati crédit mutuel du Sénégal ñu fay wax ak jalgati am geneen jalgati mu di détournement guñ doon dégg ca LONASE loole nag di loo xamante ne ji ci gis-gisu Déthié Faye njiital parti bi di visa du lu jaadu tey dalul am xel ndax lu ñëpp bokk ak leeraange da caa war ñu déglu ko moom Déthié Faye ci micro Chérif Dia. am na trésor rek loolu doon na loo xam ne maanaam dar gémmiñ gi moom foo ko gémmiñ mënatul muur gémmiñ ndax wax dëgg yàlla romb na dayoo kon man dama jàpp ne réew mi am na secteur yu nga xam ne war nañ leen a bàyyi xel ba ña fay ne waruñu doon ay politiciens actifs maanaam ñoo xam ne dañuy dem di yóotu ay baatu dagaan baatu askan wi ndax it loolu boo ko ca boolee dina am toujours loo xam ne da ngay def ay lu ñuy wax compromission. waaw compromission nag au lieu nga def compromis wala parfois compromis bi ngay bëgg a def sax maanaam mën na lor askan wi kon loolu ñun ñu koy ñaawlu di attirer attention président mu bàyyi xel. donc buñ ne justice bi indépendant wul man jàpp naa ne yoon lim la may yow war nga koo jéem a def ndax fu am na réew États-Unis wala France foo xam ne kooku bañ ko falee dafa ne président nag ma baal li ngay nar a tuddee ak sama goredi bi mooy lii nga xamee ne maanaam gis naa ko te du yoon dama koy jéem a faj loolu nag da nga koy def pour sa bopp def ko pour sa réew def ko pour sa njaboot yi nga xam ne ñi ngi ñëw ëllëg waaye façon doxalin yii nga xam ne am na buñ ko bàyyiwul dina doy waar te loolu mi ngi commencé depuis 2000 rupture bi tàmbali woon na waaye ñi président ngi bëgg a dugg ci ñàll yi. Aéroport Blaise Diagne tey jii takk der yi mu di force de l'ordre yi ñoo fa xëy di wane seen bopp ci naka mooy dañu doon natt tey bu ñu demoon mare d'Italie ba réew mi mbirum terroriste am fi ana nees di doxalee ca aéroport loolee nag moom la ñu xëyee ñu ànd ci ak Cheikh Anta Diop. di tàggat ay simulation yu doon amul fii ci aéroport international Blaise Diagne ngir nag wattu kaaraange aéroport bi ak askan wi nga xamante ni dañuy dugg ci roppalaan yi di tukki ginnaaw bi ñu gisee nag fii ci dëkk yi nga xamante ne wër nañu am na ci ay defkatu ñaawteef yu jóg yi ñu duppe ay terroristes di amal lu nu mel. aéroport niveau international yi dañu am ay charte yoo xam ne loolu lañ leen tegal dañ ko waroon def te ñoom def nañ ko loolu mu nekk lu am solo mooy suñu aéroport bi mi ngi doxal nu ko règlement bi xaare donc te doxal boobu ñu ñëw fii ñu am si
ñoom ñu am si ndam muy réussir na. wattu bu baax moom moo tax kilifay aéroport bi nag jóg ànd ci ak ay takk der ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu xeex terrorisme doon amal nag ay tàggat fii ci aéroport international Blaise Diagne. suñu exercice bi ñu def tey nii en fait dañ doon ñëw pour tester suñu capacité de réponse parce que xam ngeen ne conflictualité nu mel ci àdduna bi aéroport yi dañ leen di viser dañu nekk cible boo xam ne terroriste boo gis rek day seet ni bu ma dalee ci aéroport bi dinaa am résultat te dinañ bu ma sax ñëwee sànni fa benn pétard rek dinañ ko wax donc xam nga yooyu moo tax ñun il faut ñuy tester suñu bopp pour mun a aar suñu moomeel mooy aéroport bi ñu dénk nga xam ne bés bu dara xewee fii dinañu mun a tontu ba nga xam ni képp ku fi ñëw boo koy xool sax dina la dissuader ba doo jege si. aéroport international Blaise Diagne bii ñu koy doon amale nee nañ saa su nekk de ñu ngi lali pexe ngir nag indi kaaraange gu mat sëkk fii ci aéroport international bu Blaise Diagne. école privée catholique yi ci réew mi amuñu lu leen neex ci état bu Sénégal ak ni mu doxalee ci naka moo di dafa mi jàngalekat yu nekkoon ci établissement privé catholique yi ñu jël leen recruter leen dugal leen ci enseignement public bi ci seen gis-gis nag loole du doxin wu rafet duy doxalin wu jekk mu di lool jàpp nañu ne waris na ko wañ a lijjanti bala muy jur ay ñëgg-ñëggi xol ñu teewlu kàdduy Pascal Sène mooy directeur école privée catholique bu diocèse bu Kaolack ñu déglu ko Habib Faye. bëgg itam enseignement en général ci biir Sénégal yëkkati gën a dëgër kon nag ñoo ngi fàttali nguur gi rek ak suñu ministère de tutelle te ñun dañ fee nekk ndax askan wi nekkuñu fi ngir suñu bopp dañ fee nekk ndax Sénégal gën a jëm kanam dafa mel ni daal mbetteel googu dafa mel ni ab xeex te ñun xeexuñu ndaxte nguur gi kenn mënu koo xeex wax dëgg wante itam ku lay liggéeyal nga am noo mën a def ak moom respecté ko ku ubbi nag ay recrutement mu nekk loo xam ne dafa mel ni da ngay def chantage ndax ñoom ñu mën a dugg ci seen école yi loolu nekk loo xam ne métti nañu te ñoo ngi koy ñaawlu bésu tey ñu ñaan rek wax dëgg di ko ñaan nguur gi na loolu dog léegi ñoom suñ ko jotee dañu bëgg ñu toog waxtaan ak ñoom dinañ ko def itam mais daal suñu message foog naa leer mbir mi benn affaire rek la dañoo jël suñu enseignant dugal leen ci fonction publique te mu nekk loo xam ne du mbettal la woon sans préavis rupture de contrat sans préavis xam nga loolu day jaxal diggante employeur ak employé. waxtaanee wàllu tàggat yaram ak Coupe d'Afrique football Cameroun 2022 ak maanaam lu aju ci ndax dana amam du am ki jiite CAF biral na ne dina am juróom-ñeenti fan ci janvier gi ñu ko jàpp ci lañ koy amale moom Patrice Motsepe mi ngi yëkkatiwaat yooyu la kàddu ci Cameroun tey ji ginnaaw daje bopp amal na ko ak njiitu réew bu Cameroun di Paul Biya leneen ci wàllu mu di ko wàllu Coupe d'Afrique bi ak juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ba juróom-benn fan ci weeru février ci lañ koy amal mu mel ne kon lu aju ci fanweer ak ñetteelu édition bu Coupe d'Afrique boobee mën na am ñu dàqaat ko ba jëmmi jamono ndax woppi Covid 19 ji ak variant Omicron bi nga xam ne ñoo ngi ko ciy dégg loolee nag ci seen gis-gis fii ci Sénégal ak askan week ni ñu ko gisee ñu teewlu kon seen xalaat ci micro Marcel Farba Maroun. ay fan a ngi nii possibilité ngir ñu dàkkal CAN bi ñu ngi koy gën di waxtaanee dimanche bi passé benn réunion d'urgence bu comité exécutif bu CAF dañ koy daal di amal ca Doha ca réewu Qatar ñi contre boobule idée nag ñoom ñoo ëpp waaye ñii di waa Maroc Égypte ak Burkina Faso ñoom nangu nen ngir ñu dàkkal ko lan la ci sénégalais yi xalaat. yaakaar naa tubaab bi tamit liñ bëgg ñoom tamit sauver seen championnat la moom laa xalaat ni sauver seen championnat loolu lañ bëgg mais ku ne xam na ni war nañ mën a jouer suñu CAN début janvier. comme ñi ngi jouer seen championnat seen stade gis nga ni mi feesee te nit ñi fu ne la ñuy jógee di seetaan match loolu pour man du raison quoi. européens yi bëgguñu Coupe d'Afrique am parce que franchement parler neexu leen quoi. mais tout le temps seen distinction nga xam ne ñii li ñuy wax bëgguñu ko parce que da leen di yàqal lu bari dafa leer na ku mel ni Paris Saint-Germain ak ku mel ni Napoli bis bu fa seen joueurs africains yi jógee parce que dañuy am problème quoi. ginnaaw yooyu le baat kii di Samuel Eto'o moom tamit xalaatul ñu dàkkal CAN bi jiit bu bees bu fédération camerounaise bu football daal di critiquer yenn ci africains yi
yi nga xamante ne daf leen di gis comme ay complices ñii di dund football yi ñu dajel daal di fàttali ne dirigeants yeeg joueurs africains yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité. man ñi may mere mooy suñu dirigeants yi ñu xam ne ñun CAN bi mooy suñu fierté joueurs yi tamit en tant que joueur en tant que ñoom ñuy représenté seen pays ñoom ñu xam ni club national bi moom moo gën a fort que seen club wane ne africain der boo xam ne dara gënuñu supérieur. président FIFA bi di Gianni Infantino ñu ngi koy xaar mercredi ca Yaoundé ak li ko wër gannaaw ba muy nar a daje ak ay personnalité yu bëri dinañ nar a xam ndax waaw wala déet Coupe d'Afrique bi di ñëw dinañ ko nar a reporter loolu waral ñuy laaj lan la FIFA di wut ci mbiru confédération africaine de football. Matar Ba di ministre bi ñu dénk sportu réew mi nee na bu Sénégal sooboo ci Coupe d'Afrique bi ba keroog muy finalu lam ca war a ñàkk ci koppar xayma nañu ko ci juróomi milliards. mu teg ci ne li ñu sant entraîneur bi mooy mu fexe ba indi Coupe d'Afrique bi fii ci réew mi kàddu la yu mu yëkkati tey jii ci arène nationale gannaaw ba mu fa demee ñu déglu ko moom ministre des sports Matar Ba ci micro Ndonga Ka. infrastructure sportive yi nga xam ne yorin wi ala kuliyalin dana changé parce que bu fekkee ne nañ daan yore la ñu daan yor dafa changé ñu am lu ko gën am lu ko ëpp doole il faut que yorin wi changé mooy fii ci arène nationale bi boo gisee ba léegi administration forte bi ñu fi war a def di jël diir dañu am kayit yoo xamante ne ay charte la ñu jox ko secrétariat général du gouvernement pour que ñu créer lu ñu tuddee office national de gestion des infrastructures sportives loolu dana tax yorin wi changé parce que fii ñu nekk ci arène nationale bi ak yu bees yi ñuy tabax du fu ñuy tàggate yaram rek dafa am mbir yu fi ne yoo xamante ne nit ñi mën nañ ko exploiter ay conférence parce que fii am na fi ay salle de conférence am salon de thé am lu ne loolu war nañ ko jox sénégalais yi nga xam ne dañ nekk ci wàllu woowu ñu exploiter ko ba ndaje yu andi koppar di fi mën a am mën a accompagner yorin wi loolu lu xaw a mel noonu dana am fële ca stade du Sénégal parce que stade yi léegi comme ni ma ko waxee fu nit ñi mën a daje la fu nit ñi mën a toog di fi waxtaane lépp war na fi mën a am loo xamante ne budget bi état bi def pour gestion bi loolu dina ko ful ba nga xamante lépp lu fi yàqu ñu mën ko defar gën a yaxanal li nga xamante mooy infrastructure. Aliou Cissé mi tàggat sa gaynde yi àjjuma ji di ñëw ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci lay siiwal liste pour gaynde yi mu jàpp ngir ànd ak ñoom ca Coupe d'Afrique ba ñu war a toll ci fanweeri footballkat yu manqué ñaar lu aju ci boobu le wàll nag ancien international bii di Ndofène Fall gis ne daal jàppul ne yëf yu mbetteel dana ci am mu di surprise lu aju nag ci li nga xamante ne ji moom mooy forme bu Kalidou Koulibaly mi blessé jamono ji ak kii di Ismaïla Sarr moom it ab diir ngi footballu ndax blessure nees di lijjanti seen cas loolee mooy li ko jaaxal Cheikh Sadibou Diarra. ci liste gaynde Sénégal yu ñu nar a jël fan yi ngir CAN Cameroun 2021 Ndofène Fall xaaru ci ay mbetteel xanaa dellu si yenn joueurs yi rek mu jàpp ni fu ñu toll nii lu dëgëral groupe bi moo war a nekk mbébét bi. équipe nationale du Sénégal boo seetee téeméer bu ne juróom ñeent fukk yi ak juróom xam nañ ko kon. bu ñu yàlla dimbalee ba ñu yegg ca te yegg ci ak jàmm xale yi wér te nekk en forme mën nañoo xam à peu près équipe bu Sénégal ñan la ñuy convoqué 28 la ñuy convoqué dana permettre ñu élargir affaire bi loolu ñu élargir noonu dana tax ba ñenn ñoo xam ni xëy na nekk ñu fi woon ñu mën leen a woo ba nga xam ni bu ñuy dem équipe bi ñu gënal daal la ñuy am. capitaine Kalidou Koulibaly ak Ismaïla Sarr gëj nañu football. wante dinañu bokk ci liste bi ba tax na mu jafe xam ban rendement la ñu nar a am. waaw dama la ne paaka ñaari boor la bu ñu fàtte ni Danemark dafa nekkoon vacances ñu dem jëli ko mu ñëw gagné coupe d'Europe bi parce que xëy na li ngay manqué ci compétition da nga ko am ci fraîcheur kon nag nañu ñaan yàlla xale yi yegg si wér bëng nekk en forme bu ko defee ñu am suñu équipe bi nga xam ni moo ñu gënal ñu dem wuti coupe d'Afrique. Aliou Cissé mi yor gaynde Sénégal yi dina siiwal liste bi aljuma bi équipe nationale bi jiitu ci classement Afrique bu FIFA dafa am yéene jël raaya bi ca Cameroun loolu tax ñëpp di leen ci xaar. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.